Good day, viewers. It's another episode of Youth Spotlight live here on Echo TV, and of course with your favorite host Kadi Drabe. As always, every Wednesday we bring you youths, any youth in this country that is making sure that national development is a growing thing and is of the person's concern. And as I tell you, I'm not specialized on just one person or just one profession. Every time I am just diverse as you see me. Every week I will diverse into different people, different professions, different skills to bring you whatever youths in this country are doing to make sure that this country is a better place for all of us. And today we have a comedian, artist, and a songwriter. And to many young people, he's the voice they have been waiting for. With 244 followers and more than 4 million likes, rather, Deliver have been the voice that the youths of this country could have and are proud to have. Behind the laughs, the comedy, and the viral videos, today we talk through purpose, story, journey, and what made Deliver who he is today. Joining us today on this show is not a guest to any Gambian and to anyone on this platform. So, Deliver, welcome to the Youth Spotlight. Thank you so much. Your name again? Kadi. Kadi, thank you so much. It's a pleasure being here today, and I appreciate the gesture too. Good day, viewers. How are you all doing? It's Deliver here on Echo TV. As I said earlier, it's a pleasure being here today with you. The honor is ours. We are glad to have you, and we appreciate the fact that you accepted our interview, this interview with us. And as I said, this is a program that is for the youth of this country where we discuss through your journey. It's not about showing off, as I will always tell people. It's about just impacting other people down there, because no matter what happens, as an influencer, you are someone that people look up to, and there are people that want to be like you. So to hear your story, to know that it's not about behind those laughs and all those fun moments that you gave us, we want to know who is Deliver, apart from the comedy and everything. Tell us. I'm calling you Deliver, but then maybe today I will get to know your name. Then Sure. tell us who is Deliver, and then we will move from there. Deliver goes by the name Ali Job, a comic content creator on TikTok and all social media platforms, live in Nema Jokadu Bon, Yeah, that's what I can say. Graduated from Kanifini's Upper and Senior Secondary School. Yeah. Born and raised here in the Gambia. Yeah. That's an honor. Many people are thinking like this boy is a Senegalese due to the words I'm speaking. I'm a real Gambian like you. That's the problem. I think that is what I face in most cases. Sure. My Wolof could be better sometimes. People think I'm a Wolof when I'm not actually even Wolof. But then some will think, yo, so all of a Senegalese, Wolof be ben la rek dañu jaay garaw rek jaay dega. But then Deliver, tell us how you started. What made you start comedy? How does Deliver come to be? Deliver, as you said, was an artist before. I'm an artist like one, nekon si music scene be. But like music scene be, we were facing so many adversities. It wasn't easy by then. So while we were versatile, so I said like, why not I shift into comedy? Because it's not a side bow, shit namadal. And back in the days during school time, then to drama club, we were going to drama competitions, and during my senior school time, the girl now 4 times best actor. Yeah. Attending drama competition. So why look bari suma boy ama si dugal dal, because time bobu non music kessa la gis suma way mbiri comedy dama la wone nan la pagal lul non yene say sama sagalen yene sa while whatever is destined for us must be ours. Yeah. That is one thing that surprised me personally. Someone told me Deliver is also an artist, and I was like, lolu kañ la? Then I went to your bio. Ma gis ne actually you made it clear that you are an artist. Mun na am ñun si comedy lañ la gëna xamé lolu lañ, because lolu lañ la xamé mo tax lolu lañ di focus on. But then aduna bi ni la rek fi dal ku versatile more noppale ko. At least you are not like me that is focusing on one thing. If you are versatile, you are free to do whatever. Not all doors are closed. Yeah. Bi so fogé bi mu dëgër. Nga try be sona mu hard, so try the next one. Yeah, so try benen yalla mën na ko lifina. Bobu fak na ñep dinañ ko jël from there. You try this one, it's not working, try another thing. It will work inshallah. So then on your bio also we see that voice of the youth. And that is something that I personally am a youth advocate. I love anything that concerns you. So what made you realize that people are really listening to you, and they really want to hear what you have to say?
due to suñ liggéey bi ak yooyu noonu so da nga gis ne ñun build nañ platforms la laay mën a wax am nañ audience nit yaa ngi ñuy déglu te nit yi suñ lay déglu war ngaa try by all means nga am loo leen di jox you understand nekkut kese reetaan loo gars yi but the positive side tamit you understand soo gisee ne kat yi yàgg na maa toppa you understand so war ngaa try ba kat yi yow looy def na si gis boppam gis si boppam miinul ne si comic side kese seetaan delivery bi la kii dina ma ree puusaat non there are so many obstacles yoo xam ne kat yi mu ngi koo face si dëkk bi ak si leneen ni muntu mel so dafa war pour man ma génnee loo xam ne dafa advocate kat yi su déggee ne deliver wax ne lii deliver wax na ko xaaral moom moytu ko wala lii ak lii dëgg kii wax na dëgg because man sax nii laa nekk di dundee understand so daf si dee baax at times and xale yu ndaw yu laa toppa war ngaa try by all means nga am loo jàngal gars yi tuuti you understand jàngal gars yi si seen àdduna academic side and lu munti nekk daal loolu am na solo so Deliver tey jii nii everyone is talking about the followers the likes and everything what video made it for you ban video ngay def rek nga foog ne bii daal moo hit makes the hit for you and it makes the difference loolu was my first video loolu was my first video man bu ma started create content si yàggut that was like 2024 December last start creating contents but bu ma start time boobu noonu dama dee téye selfie video tooñantu nii wax lu funny yi nii and then xam nga ma post so first day ma post benn video loolu si la video boobu dem viral you understand ma eewu gis message yu bari you understand man time bu ma nekkoon artiste musuma am sax like 10,000 views ma toog less than 2-3 hours ma gis 35,000 views I was surprised ma ne waaw lii lan la si laa gis message yi commencé ñëw si xam nga si élection tam ma defaat benn vidéo boobu tamit dem ma ne aha ok yoon baa ngi nii bii la de waaw nga ne bii bu baax bi la yoon baa ngi nii dëgg la kay parce que ñun kay personally amul benn vidéo booy seetaan nga ne this one is boring personally you will any video that you will listen to you will get fun and you will be entertained but apart from that we realize that some video in as much as it is fun it also talks about real life issues so how does it come about naka nga dee daf de am na lu dee happen moo dee inspired to create a video wala danga dee toog rek nga xam ne tey dama war a def video wala dafa am lu dee happen pour nga wax ne xaaral ma def video question boo ma laajte noonu man sax xamoon dee ñëw to be honest man sax xama dama dee toog rek def li after si laa dee soog a réalise ne ok lii nii waaye dañ ne make sure try by all means vidéo booy seetaan suñ vidéo booy seetaan nga jàngee si yow dina la entertain but at the same time di nga si jàngee waaw loolu lañ dee try because da nga gis ne comme lu ma la waxee rek ñun dañoo try pour advocate you understand we are the voice of the voiceless so dañoo try by all means suñu advocate si ñu jaarele ko through comedy because foofu la ñu nit dee xaar waaw loolu dëgg la affaire su dëgëree rek am na ñoo xam ne duñ dee bëgg a déglu waaye su ñëwee ak at least flexibility youths adapt to it and I think that is one thing that comedians have that most people don't have so as a youth advocate koo xamante ne you are very a youthful person and you are focusing on youths lan nga foog ne in the Gambia we as youths is an issue that ñun as youths we need to talk about it but nekkuñ di si wax and you think you can make an impact on it first of all ñun youths si dañ war a nekk benn first you understand togetherness bi dañ ko war a build you understand dama musa dégga benn suma benn cousin mu ngi wax ne moom dëkk yu mu dem Afrique yëpp Gambie ñoo si gën a ñàkk discipline sorry to say this mu ne ma su ma waxee loolu nekkul ne dañ ñàkk a yar waaye nu ñoo dundee nekkul discipline exemple comme tey yaa ngi taxaw si kaw tali bi moto mu ngi ñàkk nga wéef moto biir kaama ñëpp ñooy buuboo ñëw da nga gis ku taxaw fële sax yoral benn baag mu ne téye naa place bi yaa understand ndax noonu la war a demee ok léegi maire bu mënut a yoral baagam nag moom maire bu amul doole nag moom why not you make a queue nit yi dugga su feesee beneen ñëw taxaw you understand loolu rek way of dundin la sorry to say parce que exemple lay jël si loolu you understand
ñun youth si su ñëwee nekk benn am benn vision lu bëri dinañ ko am si àdduna 3 people yu déggu rek mën nañoo taxawal lu nekk si àdduna talkless of all the Gambian youths. you understand foog naa ne suñu ba pare nañ liggéey am sa soxla lamba sa poos faj ko si saa si jar na liggéey ba dee reyante booy gis sàcce yu bëri yi nii naa ne lee yépp ñàkk a liggéey la you understand waaye tamit ñun ñu jiite nañ ñu utal fuñ liggéeyee waaw daf si dee baax torop you understand daf si dee baax torop loolu rafet na te foog naa exemple bi nga jël nii every Gambian comme it's something that you see every day ñu nga xam ne amuñ moto ñu ngi jël pass every day xam nañ nu mu dee mel pour am moto sometimes nga dem ba toog sax nga gis baagi jàmbur foofu noonu mooy la maa fa teg suma baag ji nga waaw fekk yow dugg na parce que da nga war a wàcca waati parce que living boobu noonu dañ ko war a ci kay daf dee bari dégg kay war nañoo seetaan suñ toogaay ñu gën a rafetal affaire yi daal soo xam nañ ne growing in the social media could be hard at some point. It might seem easy sometimes, but then it could be hard. So, the followers that you have with the millions of likes, what was the hardest part of the journey? There are things that we don't talk about often. The hardest part of the journey. We've been so many adversities, as I said earlier. Time when started as demoon na bi ñu da nga police nga ñaka fayda jógee nga si musique léegi da nga bëgg a nekk comédien waaye maa ngi amoon benn vision ne ok lii mun naa si gain something su nekkul how to call it xaalis sax but audience you understand waaye alhamdulilah gis naa njëriñ bi tey wallahi su ma la waxee dëgg rek gis naa njëriñ bi tey waaw loolu daal moo ma si doon métti people ñeneen ñi luñ la doon discourage bàyyi nga musique léegi comédien nga nii naa nele amul fulla nekk si TikTok bi di fulis loo boppam ak yooyu noonu fekk nekkul loolu waaye dama gëm ne tamit jàmbaar bu nekk jaar na si lii so who am I not to pour ma jaar si lii so waaw aduna noonu la and I think comedy most of them ñu understand content creation ñooy teg comedy as something lu ñàkk a fayda but képp ku dee top a comedians you see that in as much as you laugh pour man dang dee jàngate everyone has to try nga déglu am na ñu bari people learn in different ways man loolu laa dee wax man in a class même lecturer su booree comme affaire bi yëpp dëgër sax boolewut si kaf sax damay lose concentration so am na ko xam te noonu la mel so comedians help us learn because dañ di ñu ngi bëgg a reetaan mi mu ngi ñuy force to concentrate together while we are having fun we are also learning so they are not ñàkk a fayda they are more faydaful than us de baax na xaw ma anglais boobu naka la nga man ma toog ak comédien ma bëgg a tontu comédien waaye nanga mën a ba then xam nañ ne comme ni nga ko waxee loolu moo gën a métti si affaire si so was there a time that you posted something nga post dara nga feel like est-ce que lii dina dem wala est-ce que du ma ko dindi nga gis ne it went bam kañ daf dee bëri daf dee bëri over bëri sometimes ma def dara nii sax jàppee ko loo xam ne dafa flis benn vidéo nii rek ma ne li xaaral ma aj ko waaw ma toog ba si kanam sax ne xaaral ma post ko benn ma post less than an hour ma gis thousands of views mu ni waaw ok surprise xam nga daf si dee am sometimes tamit nga téye nga gis loo xam ne def nga si sa effort yëpp nga ne waaw bii moom koy su ma ko posté dem nga post mu flop waaye gis nga yombut nag waaw yombut easy wut waaye pour loolu tamit technical department dama bëgg ñu jàppale ma ñu fi play ma just a short clip from one of his comedies ñu seetaan loolu rek just to loosen up the tides then we come back to another questions gis nga man keroog sa yaay suma yaay lu la dàqoon fii nii xam nga loolu daf doon test rek ba xam yow nob nga ma wala noboo ma gis nga man léegi man dama change man dama ko bañ ba am naa suma compagnie delivery service xamoo lu man soo buggee mun naa la jëndal ñaari iPhone 16 soo buggee hay xamoo suma yaay kéeti kër gi suma tur la si def suma tur la si def di wax xam nga man loolu du ma koy doxee du ma ko dee wane fen hay moom soo buggee mun naa laa yóbbu supermarket soppi nan la 70,000 xamoo lu xam nga kër gi boor bale ne leen boor bale maa ko dee pompe boor bale suma yaay boor bale hay
Lost affaire bi moo tax nga taxaw boobu naa boobu ba pare pomp comme everyone have listened to this and lii lañ dee gis booy lii lañ ñu dee reyee fii de maa moom lii maa def lii maa def nii maa def nii la waaye Deliver tamit nag rayoon naa jànq bi naan ko naan sama yaay kii ci kër bi sama tur la ci def Deliver yow de war ngaa wax loolu dafa am chance am saan waaw am chance de ma ko pare woon a def fa mu rek loolu am nga fit nag waaye nag these are things that some of us go through but then suñ koy seetaan nii daf dee funny ak ñun but it's the daily life of a Gambian youth not just Gambian I think it's in the whole world so there are people that are realistic but there are people also that will pretend to be someone they are not because am nañ luñ bëgg a am Deliver nag loolu la nekk hypocrite but I don't think Deliver is like that maybe apart from the comedy did it apart from the comedy apart from poem you are not like that no okay baax na so with all of this comme ni nga ko waxee affaire sa def 2000 waaye nag seen comment section yi ñu ngi ëppoon sometimes nag day gis with creators ñun ñu yore suñ mobile yi foog ne ñoo moom suñ megabyte yi moom suñ phone yi we can comment anything that we want and sometimes I feel like dam day gis yeneen creators si could go through stuffs yoo xamante ne nit moo ko comment si gars seen page bi so was there a time nit comment dara li nga xam te stock with you ba tey danga ko dee mën a remember sure dëgga wallahi am na maa recall like si 2025 bi mosoon naa toog di dugal benn vidéo am na ko comment do dama di am negative comments but comment bi nii duma ko musa faate ba ma reply comment boobu noonu with a video that guy was like dama nga uti liggéey lii du liggéey fenn dama sob ma toog di xelaat like man ak lu ma di go through yëpp pour make people laugh you understand ak yeneen waxuma la dara waaye su ma side hustle kese kii mu ne mën naa bàyyi fenn ma dem uti liggéey moom jàppane man nu may def nii fenn la you understand but at the end of the day tam dama jàppane li yàlla dogal la si ñun rek because soo xëyee benn bés rek nga def dara mu neex ñëpp jaaruloo si benn jafe-jafe seetaatil sa bopp waaw soo nekkee si dara amuloo kenn koo xam ne mu ngi la si criticize amuloo si benn critique seetaatal sa bopp waaw man alhamdulillah si lu ma am dos criticisme ak yooyu noonu waaw mooy loolu dama lay jàpp ne yooyu yu arab yi dee wax jalaal la rek jalaal yu nit yi di jàllal la rek waaw léegi nag may wan ne da ngaa dégg arab yi dégguma arab de bu ma dugal de dégguma arab de balaa ngay toog fii di ma laaj arab boo xam ne mënu ma koy tontu baax na léegi li nga wax nii nag loolu mooy lan jalaal maanaam like li obstacles yoo xam ne yow obstacles yoo xam ne nit yaa ngi ko fees baax na nañ dem man daal man nar naa dégg làkk bu Deliver déggul de ma jaay ko garaaw waaye amul problème dégg naa français sax de waaye damay bañ rek gars yi sonal leen duñ ko understand waaye affaire c'est daal mi ngi noonu so what advice would you have for someone that is looking up to you and borom bëgg a start creating content wala bëgg a def comedy comme yow loo foog ne borom loolu la war a prepare for just keep up the momentum and xam nga foo teg sa bët nga try ba bul ko fa teggi create your own thing seetal loo xam ne lii nii loo create la soo ko asee si Gambien si jox lañ ko dañ ko mun a dékku nañ ko mun a nangu ba dinañ la roy comme noo maa royee roy la comme noo maa royee nekkul ne ok nga ne man Deliver lay copy lu mu def lay def déedéet do your own thing do your own thing man bu ma ñëwee doo maa ngi doon seet ñoo xam ne dinañ ma inspire but duma jël kenn loo xam ne lii liñ créé dama ne ok non man always dama ñëw rek ma asi fana ak seen you understand create that you understand so noonu la ma nit yi buggee ba tey and si loolu laay continuer you understand so yow tamit ñëwal ak sa own content you understand so seetloo fii nii ñu bari ñu toog jékki-jékki rek commencé dara rek mu dem nañ create seen own thing waaye soo toggee nga def loo xam ne keneen mu ngi koy def ok kii diw la nekk di toppandoo avoid that avoid that man sometimes dama post vidéo sax ñu ne kii mooy Ñanko bu Gambia non am not Ñanko am Deliver Ñanko is Ñanko in Senegal I am Deliver in the Gambia so be who you are in where you are loolu am na solo foog naa every young person war naa remember this you don't need to be someone you can look up to someone but that doesn't mean you have to copy what the person is doing exactly bring your own thing creativity matters a lot everyone is talented in their own way man loolu laa gëm so your own style makes a difference comme Deliver
meet na fi comedian yu bari but style bu mu indi none of them were doing the same style so that makes him stand out moo taxit ñu bari toppa ko on it because nekkul di def the same thing parce que man most of the content creators ñeneen ñi du ma leen dee follow because I feel like maa ngi follow kii ku ñëw nii exactly the same thing la nekk di def comme dafa nekk di copy the same thing so what is the essence of me following you so I would rather just follow koo nekk di copy the original person or the original thing than going for you so loolu am na solo te ak bees la boo xamante ne I think every person not just content creators but ku nekk war na koy put at the back of your mind because it plays a big role Deliver we made mention of you being an artist at first and you said that is how you started so bëgguloo ci dugal bu baax and I realized that but then I just want to know some of us are just curious and concerned what made you feel like comme nga bàyyi are you really stopping music totally or di nga ci dellu mun na am waaye fooguma ko it's not part of the plan waaw comme ni ma la ko waxee rek whatever is destined for us must be ours but man fooguma mun na am but fooguma ne naa delluwaat ci musique man bu ma doon start music comme ni ma la ko yaa ngi foog ne bëgg maa dugg ci topic bi of course yes music like lu ma like la ba léegi dama ko like trop time boobu noonu I love listening to music and you know dama di mën a laaxu suma ci déglu yàgga so who's your favorite Gambian artist here all of them are my favorite doo ma dugal baax na mu ne gaa yëpp favorite am doo ma dugal du ma la dugal bëgg ma la dugal doo bëgg a xam rek doo ma dugal just want to know dama leen daan déglu lu bari but like soo ñëwee like one su ñu ma daan gën a déglu was like this Senegalese artist hip hop Senegalese artist like Ngaaka Blindé Gaston Pakoti ñooñu laa daan gën a déglu you know so time boobu laa dee déglu ñooñu especially Ngaaka Blindé moo ma inspire ba ma dugg si music listening to his music moo ma inspire ba man tamit may toog di bindantu xam nga rek waaw doon bindantu songs yi nii génni xam nga yeneen saa nga seen WhatsApp booy yi ne la hey lii neex na nii naa ne le loolu moo ma dee motiver xam nga toog di génni di drop but at the end of the day suma parents suma moom rather bëggut ko en xam nga mooy loolu so I was forcing things waaye dama dem ba gis ne lii fooguma sama am si dara parce que loo def sa parents ànduñ si tamit mooy loolu ma dem ba réalise ne comedy scene bi booyaa ma koy wax te ma ngi koo bañ waaye ma try rek si la try en mu ëpp ma fàtte benn yeah and my mom likes it too moo tax duma ko mën a bàyyi that is interesting yeah my mom is my first fan and my biggest fan for that matter we are saying shout out to mom down there we ñun tamit fan lañ I love you mama fan then you are the biggest fan number one fan loolu ñu argue with you but then we are after you inshallah te loolu am na solo comme ni nga wax rek nit man that is very important in any youth that is growing and having your parents' consent on what you are doing is very important even though sometimes you might think they are hard man I believe there is no parents that is hard with their kid mun naa am ñoom am na luñ gis wala they are just scared they just want the best for you so every child down there even if you are having some push and pulls with you try to make them understand if they cannot just see ñoom luñ la wax comme nga try boobu noonu tamit nga seet ndax it will work out because there is no mom that doesn't want to see his or her child successful de benn parent bëggul loolu so loolu am na solo I thank you so very much mom for also standing by him and supporting him throughout this ndax ñun tamit ñuy mën a seetaan vidéo yi noonu di ree kon we are really grateful for that so I'm someone that believe comme ni nga ko waxee nit dang dee am ko dee look up to but people have mentors also in what they do so is there someone that within the Gambian content creating thing that you look up to wala ko xam ne kooku nga dee cancel on to like ask advice from pour mu guide la on what you are doing parce que I have this wolof saying that says ku la jiitu sa néeg bu la dem moo lay wan fi ngay toog so am na ñoo xamante ne they believe they will just look at people and they will learn from them and do their own thing I understand that but then sometimes dang they mën a soxla koo xamante ne at least mu ngi la mën a guide even though you are doing your own thing waaye mu mën lay guide so do you have that person within so ñëwee si comic side bi yeah awma kenn koo xam ne nga ne kii man moom laa nekk di look up to wala leneen though I like them all and all of them are my G's but like man I'm doing my own thing at my own side you understand okay so ñëwee si seek advice wala dugga si dara pour xam nga ut ideas ak stuff I got my G Tijan moom laa dee gën a link up anything lu ma dugga xam nga dama si dee waxtaan ak moom ak yooyu noonu waaw booy lii ak lii ak lii laa bëgg a dugga noo gisee lii ak lii ak lii mu ne defal lii ak lii ak lii asi ideas so xam nga te yooyu noonu yëpp
su ma si jaaree dama gis njëriñ bi waaw yeah shout out to him too because like moom tamit jàmbaar la moo xam ne man xam naa so there are lu bari loo xam ne man ak moom dugga nañ si encounter nañ ko encounter nañ ko so mooy loolu and I will use this opportunity to thank him too because moom tamit dafa use platform am pour expose ma yeah time bu ñëwee es kenn gëmul ñu moom he was there for me and xam nga mooy loolu mënu maa wax lu bëri daal mënu ko loolu am na thank you solo so much Tidiane Deliver is grateful góor rek moo mun lii parce que nit ki ak loo mënta def ku nga amal kóllëre thanking the person for what he did for you or stood by you won't reduce anything to you. Deliver is who he is si boppam waaye nag the fact that he mu jël advice to yow ak tamit mu dee collabo ak yow advice kese is lu something bari trust me I'm serious God like no I don't know comme how to call it duma mën a toog fii di Are you wax sax guys yenn related? seen non yeah not by blood but xam nga yàlla ak Léegi kay. yonent bi mooy loolu waaye léegi family lañ you know everything lañ you understand and xam nga time yi ma fa dee nekkal yëpp óorut man ndax moom su nekkoon moom moo soxla loolu nan dama naa ko fa nekkal you understand kon dama jàpp ne moom moo ma gën I swear to God yeah ji la real ji la wallahi I swear to God nit ku baax la nit ku baax la loolu am na solo so then before we wrap up just tell us in how do I approximate it in 5 years time also what do you want Gambians to remember you for même if you decide to stop comedy or even if you don't stop what is that one thing that you will want every Gambian to remember you for bëgg naa fi bàyyi legacy boo xam ne daal incha allah by the grace of God fii ba 50 years to come or more nañ toog ñu ne he diw moo fi defoon lii incha allah in the comedy scene ak si lu munti nekk loolu am na solo yeah incha allah by the grace of God sure so then we are about to wrap up but balaa ñu wrap up any advice normally that is how the show is that it is centered on just a takeaway that anyone could learn from you that is watching down there an advice or anything that you want to say to the Gambians before we close up today shout out to everyone that was watching thank you so much and advice bu ma am pour Gambians and all ñun first of all fu ma starté mooy si soo ñëwee si comic site ñun suñ demee ba solo ñëw pour shoot suñ contents I am Deliver okay you understand but su ma demee ba simeeku tamit behind after the camera I am Ali I'm not Deliver Gambians dañ fail to understand that you understand mën nañ laa gis si mbedd bi sax di la police loo du you understand du dara mais bi tamit foofu la seen xel tollu you understand but lii liggéey la lii liggéey la you understand suñ time liggéey jotee dañoo liggéey you understand after that pas ko fele ne le nga xoolee ma comme bët bu ma xoolee ay ki woo comme bët boo xoolee sa boppa you understand and dama use this opportunity tamit benn dee dama romba maa ngi romba bundung benn sista benn koto ñu ngi taxaw maa ngi romba rek koto bi mu ne kii dama ko dee follow sista mu ne kon dee soo demee on follow ko parce que ñoom dindee niyoo nii lañ mel I was like lan laa def ah man maa la romba xaw ma la yow yaa ma xam yow yaa ma xam waaye nag nga nuyu ma nga ne ma xamee naa la man tam mu ne ay su loolu la xanaa man ku ma romba dama ko war a nuyu so yooyu tamit dafa nekk difficultés yoo xam ne ñun ñu ngi ko face bu baax a baax a baax a baax yenn saa yi nga romba rek tey léegi nii si sob rek yaa ngi romba rek ñu ne yow doo nuyu nit yi su dee loolu la kon xaaral ma génn commencé joxante loxo fii ba ma àgg kër yaa ma xam man xamuma la so xam nga su ma la rombee at least soo ma mënta wax dara bàyyi ma jaala you understand su nekkee bi dem nga loolu jaral la nga ne ma dama dee folo ma taxaw nuyu wante ak yow apprécier la ak yooyu noonu daf dee baax so Gambian si dañ war a def lii seen xel yi you understand and to all the Gambian youths out there let's keep up the momentum and build the togetherness between ourselves xam nga mooy yëpp jaamu yàlla liggéey bañ a yaaxa and xam nga soo liggéey am $200 or $100 joxal sa ay 25 jox sa po 25 lekk 25 denc 25 daf si dee baax soo amul papa boo jox comme man lekkal 25 jox sa yaay 25 denc bi des because time mu ngi ñëw mooy loolu da nga koo soxla ku dul liggéey di denca da nga bëri lu lay tee so comme let's keep up the hard work and know that we can make it inshallah by the grace of God vamos
I'm not solo deliver, and I believe every youth down there is inspired because personally today I get to see a side that I never see. It is just a work that you do. So then solo to act in front of the camera, that is your work that you are doing. So after that, they are just normal human beings like us. I think it is normal. Sometimes you expect a lot from these creators or people that are famous. Sometimes you are the one that knows them. I think it's just understandable. So gisee nit yow yaa ko xàmmee parce que moom xamut la nga nuyu ko su fekkee danga ko nuyu borom faale wut la wala dara then I think we can judge you on that, but just mu romba rek nga judge ko on that I don't think that is fair on dama their am side. kersa ba soo ma xoolee xool yu bëri sama nuyu la billahi Gis nga because maa ngi ragal dama ragal nga dem yóbbaale dara loo xam ne man li fi nu ma please let's try not to taint the reputation of our comedians or our content creators or our influencers. Please, ñun ñoo war a tax ñeneen ñi xam nga ñun ñoo leen war a support bala any other person to support them. So I think that is something that anyone could take away from me. But then from Deliver Story, you will understand one thing: do what you do, what you can do, and while doing it, make people smile. Loolu moo gën a am solo si liggéey bi gaay di def parce que in as much as gaa ñu ngay wax lu am solo gaa ñu ngay def gaay seen liggéey waaye gaa ñu ngay reetaan loo nit ñi bégloo nit ñi nit mun naa am stress fii nii nga dem rek taseeg benn vidéo TikTok rek nga smile on it, and loolu tiyaabo la parce que kenn mënu ko man mii mënuma ko parce que man I cannot do comedy mënu may reetaan loo suma bopp sax waxuma laa di reetaan loo keneen. So Deliver, we are really glad student ay si Deliver tey man tam ma waa Ali hence Deliver. Then Ali aka Deliver, thank you so very much. I'm really honored that you could sacrifice these minutes with us, and we are grateful for the time. And then it's a bye from us. I am your host, of course, Kadi Drame. So follow us on all our social media platforms to make sure that these programs are of your concern, so that every youth that is in this country, wherever you are, I'm getting to you. It might take time, but then we will get to each and every one of you. Your stories are things we need to hear so that the younger ones could learn from them, and then we make this country a greater place. Until then, it's bye from me and the technical team.